dal ci ñun démb ak léegi di génn ku Ndiaye sunu naataango boobu nga xam ni humoriste la ngeen daan ko gis ci TFM daan ko dégg ci RFM tey ma nga tëdd Yoff mbooloo mépp itam delloo ko njukkal ca bañ koy denc ak ca fa mu dëkk ca Pikine njaboot ga ak délégation groupe Futurs Médias bu am solo boo xam ni demoon na teew foofu jaale ay mbokkam masawu leen ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ñu dal sunu gan Thierno Alassane Sall salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar maa ngi lay jaal di jaal mboolem groupe TFM ak GFM plutôt ci naqar ak tiis bi ñu dal ko sénégalais yëpp parce que Ndiaye ñëpp a ko ràññee woon ci liggéey bu am solo bu mu doon def ci Sénégal di ko jaal jiitu kër gi di ko jaal muy Youssou Ndour ak mboolem ñu fiy liggéey ma ci xam ak ñi ma ci xamoon. jërëjëf yal na ko yàlla xaaree àjjana. amiin yal na ko yàlla xaaree àjjana Thierno Alassane Sall bu nu desee daanaka ci lu koy nurool fan yi ay bakkan yu rot ndax li ñuy woowee ci français criminalité muy lu insécurité waral leneen criminalité faat bakkan. am nañu jàpp ni toll na ci réew mi dayoo woo xam ni ñu bëri am nañ ci tiitaange ci sa xam-xam ak sa gis-gis lan moo ko waral ak lu koy saafara. waaw am na ci loo xam ne amaana ñàkk kaaraange mën nañ ko ci boole waaye yu ci mujj nii ñuy jàll aussi mbokk yi ci faat seen bakkan ak ñu ci jëlee ay lor am na ci loo xam ne nag du ci force de sécurité yi nga xam ne fokk ñu jëloo leen jukkal parce que gis nañ leen temps yi ci mbedd yi ci tali yi guddeeg bëccëg ñuy jéem a def seen liggéey waaye ku fekk nit ci bërëb bu muy liggéeyee wóolu la ngay jëfalanteeg moom nga war ko def ko li nga def loolu moom jàpp naa ni ci peut-être suñu société bi maanaam suñu dund Sénégal moo xaw a doy waar ba nga xam ne léegi nit ki benn bés rek jaral na ko mu faat nit yàq àddunaam parce que benn ngénte wala benn tudd nga bëgg pression sociale bi màgg ci yow ñu teg ko foo xam ne yeggu fa ba nga mu jaral la nga faat bakkanu nit ba pare nekk yow ci sa bànneex te kenn yëgul dara ci li nga def pendant ce temps am na ñu nekk ci njàq rek tiis ak naqar loolu war nañu Sénégalais mais loolu woon noonu war nañu interroger suñu bopp gëstu ci suñuy mbir te xam ne am na benn violence ak accoutumance maanaam jëm a tàmm violence tàmm wax ju violent ak jëflante yu ñàng ak def ne beneen bi tamit mooy teg la loo xam ne amaana bu yegsee da ngay ne ci fitna nga nekk tudd occasion de plaisir la war a nokk tabaski ak leneen waaye bu jaralee nga dem lepp wala wax naka su dul noonu wala diggee wala war nit war nañu seetaat def naa ni jamono indépendance yi président Dia bëggoon na am lu mu ci def waaye société bi bokk nekk na ci société boo xam ne bu taw bi feet jotee voilà donc jàpp naa ni lépp daal mu ñu ko def rek ci ñàkk kaaraange force de l'ordre yi dañu taxawul def seen liggéey parce que ku la fekk sa kër nag faat na war la kooku def naa kenn mënu ci mucc. est-ce que lii xew ñu naan ko criminalité banditisme bi def ñaawteef yi da nga koy méngaleeg tolluwaay askan wi ci dundam poos yi. waaw xam nga bu doon koo xam ne dafa sàcc pour wala dafa def ñaawteef pour lekk wala dundal njabootam wala parce que doomam buñ ko fajulee mu gën a loru mun nañ comprendre waaye koo xam ne pour sa bànneexu bopp benn jour nga maye xaalis distribué jaay jomba ñaaw comme ni ñuy def pour ñu lay tudd mais loolu forme de criminalité la boo xam ne but bi moom moo absurde c'est l'absurde absolu kenn mënu ko jéem a expliquer nga dóor say costume nag di battre ay billets di togg ay laax di taral ay nit fekk yow yaa ngi boom benn doomu aadama pour dalal gan ga nga xam ne moom tout tànk boo xam ne ñëw na nga koy tudd mais de manière générale suñu xol yi dafa xaw a toj ci yenn yërmande yi parce que dafa mel même forme de criminalité bi moo am à d'autres niveaux ku sàcc ay milliards yoo xam ne hôpital la waroon dem wala doomu aadama dañ ci waroon jàng wala dañ ci waroon am ndox nga mën ko denc ci sa ay banque tabax ci ay kër yu yaañu rangale ci ay fukki oto te romb nit ñi ko moom ñu xiif wala di yelwaan wala di ndóol loolu tamit forme de wax misère bi am na mais
capacité wu nit ñi à être le loup pour l'autre maanaam jël li nga moomul xañ ñeneen ñi lu ñuy dundee ak lu ñuy lekk pour ce plaisir bopp. loolu dafa nekk forme de benn genre état d'esprit psychologie bu commencé dugg suñu askan wi. waaw et loolu c'est terrible. lan moo waral loolu ak lan moo ci cër ak wàllu ku nekk. waaw suñu cër mooy déjà xam nga ñun dañu banaliser certaines formes de criminalité parce que dañ jàpp ni criminalité rek mooy jam nit wala dóor ko waaye crime économique bokk na ci yaayu crime yi mooy luy jur yeneen crime yëpp parce que bu fekkente ni. mooy luubal alalu. askan wi luubal alalu askan wi def na ko su dul noonu ger ay ñu war a àtteeg ñi ñeneen ñi ba nga xam ne réew justice dootu fi am bu boobaa ñeneen ñi tamit. seeni pexe d'abord pour ñu mun a am alal ci nu tedd day wàññeeku parce que koom bi du dem du dox et cetera et ñoom it dañuy jéem a imiter parce que élite boo nekkee élite yegg si fenn solo yu yaañu gaare ay 4x4 def lu kii ñeneen dañuy jéem a imiter parce que société bi élite yi lay jéem a imiter donc yow yaa ngi propager benn doxalin boo xam ne ku nekk ci suuf bu àndoon ak sagoom rek ba moytul moom it dina ko jaral def naka su dul noonu lu garaaw pour mun a bësam aussi moom mu mun a fës. waaw suñu société dafa nekk une société de où le clinquant maanaam. puukare ak kii daf dañ koy xaw a jox doole waaw. ba tax na donc wax nañ seetaat daal suñuy mbir. yaa ngi tudd alal réew mi ak ñi yor réew mi ñu dénk leen ku ñu doon kilifa yi mosoon ngaa bokk ci gii nguur gi fi ne gu Macky Sall gi est-ce que ci nguuru Macky Sall gi alal réew mi ñi ngi ko dénk ñi ngi koy randal am déet. xam nga bu ma ko waxee il faut mënuma globaliser waaye kii jàng téere ba ma bind xam ne am na ci ay cas yoo ndax da ngaa bind livre ci pétrole bi ne am na ay naka sudul noonu yu ci am. yu bëree bëri te loolu da nga koy gën a dëggal tey. ay milliards ñu ñàkk ko ci bon am ay milliards yu ñu ñàkk wala ay milliards yu ñu jël def seen poos. xam nga comme mos naa fi waxaat ni mag du fecc yàlla naa dee boo seetaanee alalu réew ñu koy def naka sudul noonu am benn doomu aadama boo xam ne sax du doomu réew yóbbu ko dafa fekk ni ñàkkul am na intérêt boo ci am waaw loolu rek moo ko mën a expliquer donc ay milliards dem ci te yemul ci loolu rek donc man pour man tey jii nii ñuy wax ay rapport OFNAC Cour des comptes yooyu yëpp ci tàng Abdoulaye Wade sax lañ doon gën a dégg seeni rapport nguuru Abdoulaye Wade ak lu ma ko critiquer ak lu ma ko ŋàññ da ngay nangu au moins moom peut-être juriste la woon peut-être beneen génération la dafa am yu mu xeexoon pendant 26 ans am na loo xam ne peut-être boppam mënu ko woon nangu mooy rapportu ARMP Cour des comptes IGE dañ ko daan fësal waaye tey ARMP ci boppam fu lay won ni fu ñu toll ci ñaawteef ci wàllum luubal alal réew mi mooy ARMP ci boppam nit ñaa ngi ne tegatul ci yoon ba ñu sax changé turu ARMP di ko jéem a yeesal def ne dina am lu mu faj waaye soppi turu feebar bi du tax. feebar waaye ki jiite réew mi itam wane na pas-pasu xeex ger ci réew mi ndax loolu nga bëgg doon junj léegi ne soppi turu ARMP gën ko tëggaat gën ko may doole xëy na. non loolu du ci dara ARMP ka ka jiite nee nañ déjà de moom mandaam dafa jeexati ñu bàyyi ko fa defatul saytutul ni mu doon saytoo avant ñu indi fii ay ci code des marchés publics benn article bu grave bu ñuy wax code article 81 offre spontanée maanaam yow boo jógee fële rek yor say 50 milliards wala lu ko ëpp ni bëgg naa defal RTS comme ci télévision ngay liggéey RTS ak média détail yi ay studio yoo xam ne ak ay kii yoo xam ne 50 milliards lay jar lu ne mun naa ko ci def ñu la acc bu ñu seet ndax studio boobu moo gën a am solo que hôpital Dantec bi nga xam ne mu nga nar a màbb wala moo gën a am solo que ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi amuñu forage ak yooyu dañ lay ne rek acca demal kenn du xayma exactement ndax yow li nga wax ni 50 milliards la jar ndax 50 milliards la jar wala 15 milliards wala 30. ci noonu am nañu jàpp itam ne xëy na offre spontanée boobu mën naa ëpp ci gis-gisu ñenn ñi mais am nañu jàpp ne tamit loi yiy joxe marché ci réew mi daa yéex Macky Sall sax moo ko yàgg a wax. ne yéex goo xam ni day yéexal defar réew mi est-ce que loo gëm la am déet. bu yéexee
amaana mais bu yéexee mën nañu wut yeneen façon yoo xam ne principe bu ñuy tabax bu ñuy def benn marché dinañ ko respecter parce que marché dafa laaj d'abord ay études amul benn état boo xam ne lépp a mat rawatina nag suñuy état yi nga xam ne car au moins 60% de la population amuñu ndox mu sell bu ñuy naan surtout ci kaw gi amuñu électricité amuñu ay postes de santé ak et cetera donc booy def d'abord benn projet da ngay xool loolu tax étude am solo mu ñu xool étude d'opportunité lii ak lële lan moo ci gën a amal askan wi solo ndax njëg li noonu la ndax niñ ko war a tabaxee noonu la parce que bu boobaa doo defar ay sphère ministérielle ni dama yàkkamti def ay sphère ministérielle après six mois après mu commencé am ay fissures carreaux yi di toj boo demee hôpital du ma tudd hôpital bi dem naa fa temps il y a 1 an fii ci Dakar ñu tabax pavillon bu bees carreaux yi commencé di xar prise yëpp bu dékku te pavillon bu bees dafa gul 1 an nga taxaw xool li fi tubaab bi bàyyi woon ci biir hôpital boobu wala nga dem pavillon université Dakar xool UCAD 2 nga xool ñaata at tey motagul 10 ans nga xool pavillon médecine wala 3 yi fa tubaab bi bàyyi woon moo gën a dëgër gën a taxaw nga xam ne dafa mel ni sax tubaab bi moo gënoon a jox gëdd askanu réewum Sénégal ak alalu réewum Sénégal que ñun ñi ko moom ñi di liggéeyal suñu bopp parce que luubal gi moo fa jaar donc. waaye loolu du Macky képp laay wax nag Abdou Diouf ak ko jiit loolu tax ñu bëggoon changer régime yooyu yëpp bëgg a changer bi tamit. sànq ñu ngi wax ci wàllu guerre si livre bi nga bindoon ci pétrole nga doon ci joxoñ Aliou Sall naan ñëw na sa kër naan la sama rek booy signal affaire yeeg. noonu nga ko bindee noonu nga ko bindee. grand signal. moom bi ñu ko tuddee ci yooyu ba tribunal dugal ci loxoom itam dañoo jël dossier ba classé setal ko noo jàngatee loola. tribunal deful li ma waroon def d'abord tribunal mu siy prononcé dik moom moo ne day def appel à témoin bind naa ci téere bi après ça parce que bokk na ci li ma gën a révolté ma bind téere bi ma ni xam nga boo amee rapport inspection générale d'État boo xam ne ay tur signataires yi ñu ngi fi kenn ki maa ngi fàttali galoox xaw ma naka keneen ki fàtt naa turam am na un certain Diagne seeni tur mu ngi ci date yi ñu ko signé mu ngi ci wax nañu lépp nu mu demee de A à Z procureur ak DIC lu ñu waroon njëkk a def mooy jël rapport boobu jaaraat fu ñooñu jaar convoqué ñooñu ñu convoqué yëpp pour xool ndax loolu nañ ko waxee ci rapport bi noonu la mel am déet parce que le rapport bu xasee nekk ci domaine public dafay nekk pièce à conviction moom ci wàllu boppam waaye appel à témoin ñu ci xamul dara sax di ñëw di défilé gën gaa bëri ñu ci xamul woon dara ñoo dem dikk. am na ñoo xam tamit ay politiciens kese lañ. waaw bëggoon coow li gën a. lifin rek moo tax tamit ñu dem ne dañuy témoigner ci. waaw moo tax man ba ma demee am déet. waaw loolu tax man ba ma demee dama ne man awma dara lu ma leen di wax bu ngeen bëggee enquête awma lu ma leen wax daal. je refuse d'entrer dans le jeu moo tax mu bind sama livre parce que gëm naa ni bu ñu defoon un minimum de diligence lu tubaab di wax un minimum de diligence jóg jël rapport ay IGE bi jàngat ko danañ xam de A à Z ku ci def lu ak ku ci deful bu boobaa ñoom dinañ mën a convoquer ñoo ñee ñëpp parce que quand même contrat am na contrat antidaté am na jox nañ leen les principaux acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo antidaté contrat bi mais bu ñu toogee seen bureau nag bëgg a noyer le poisson te loolu mooy dinañ ci ñëwaat ci kanam loolu mooy problème mu justice Sénégal tey nga xam ne mëntuñu wóolu lépp benn acte bu posé par n'importe quelle juridiction du Sénégal. mais tamit yéen ñi politique da ngeen xaw a doy war trop ci loolu bu tribunal dogalee lu leen arrangé ngeen ni ça va bu defee safaan ngeen ni tribunal doxalul yoon est-ce que loolu tam dina sotti. bon c'est-à-dire que xam nga ñun dama lay jox benn exemple rek ñun ba ñu jàllee parrainage dañu def communiqué ne jàll parrainage taxul ñu ni système bi c'est unique et ku nekk mun na ci jaar faxastal loolu lañ mën c'est-à-dire que bu ñu tegee ay yoon nii faw nga jaar fi soit nga renoncer ne du ma politique du ma bokk pour xeex réew mi soit nga ne dama ciy bokk di progressivement xeex pour mu améliorer je rappelle que en 83 ba ñu doon voté amul woon isoloir amul woon ay urnes transparentes amul woon encre résultat Sénat newu fa état bi rek mooy publier loi résultat yi et cetera
ña fa newoon mënoon nañ bàyyi xaddi mais compétition bi c'est inégal mais dañ ko xeex di xeex ba mu amélioré wu maanaam naam man tribunal dama may dëgg fii yëpp fii ma ne justice am na fi déedéet justice mooy en tout état de cause bu dee ma ci Macky Sall ngay xëccool président de la République wala ngay xëccool procureur wala ngay xëccoog policier wala ngay xëccoog citoyen lambda boo amee dëgg 90% am nga chance ñu jox la sa dëgg boo amul dëgg ñu àtte la te bu boobaa comme lu am France wala feneen Kenya mu ngi fay am Botswana mu ngi fay am bu ñu sori sax Cap-Vert gii mu ngi fay am pour